numéro 1 maanaam zone militaire bu Ndakaarook li mu ëmb nekkoon nga itam directeur service civique national mooy li nga xam ne nguur gi da koo sanc ngir ñu tàggat askan wi ci wàllu civisme ñu xam seen réew fonk seen réew ak mandarga yi nga xam ne mooy mandargaal réew mi bala ñoo sori ci waxtaan wi Coupe d'Afrique bi ak gaynde yi ni ñu gañee sa jàngat gu njëkk ak la ca topp yëpp mbooloo mi génn Sénégal gi yëpp àndandoo tertu leen bala ñoo sori ci waxtaan wi colonel Antoine Wardini. merci beaucoup jërëjëf ci invitation bi ngeen ma invité fii tey ci occasion finale Coupe d'Afrique bi nga xam Sénégal gagné na ko ut nañ ko ba sonn ñu ngi ko door jot li ma ci gis moom du ma ko yàggal sax mooy mbëgte bi ñëpp yëg ci coupe bi ñibbisee fii liage populaire bi am ci mbedd yi fii muy Dakar muy ci Sénégal gi yëpp ak ci àddina bi yëpp nit yi daw di wër ñëpp kontaan ñëpp gis ci seen bopp ñëpp de nekk ay ambassadeur automatiquement ay ambassadeur Sénégal ci àddina bi yëpp sénégalais boo gis mu ngi sol mbubbu Sénégal takk ay drapeau Sénégal ci këram kër yi peinture nañ ko dëkk bi yëpp vert jaune rouge yu Sénégal yi ambiance boobu ñu gis ci mbedd yi moom vraiment lu rafet la loo xam ñaan naa yàlla lii mën a continuer parce que lu baax a baax la ci dëkk bi dana tax dëkk bi gis seen bopp ci affaire bi dana tax tam nit di ànd doon méngoo doon benn ñëpp jublu ci benn but boo xam moom mooy suñu objectif national am une cohésion au niveau du pays. mais lu tax football bi rek moo mën a def loolu sénégalais yi nu ñu war a def ni nga ko waxee léegi ñaan nga mu wéy nu ñu war a def ba mu wéy nit ñi fonk réew mi fonk drapeau bi fonk àndandoo dóorandoo. du football bi rek de lépp ay secteurs yu bëri mën nañ ko def tamit secteurs yu bëri mën nañ ko def li ci war rek lu ñu war a def rek mooy ñun kilifa yi suñuy maam yi suñu papa yi suñu doom yi ñëpp méngoo jàppalante am solidarité suñu biir ñu jàppalante liggéey ànd doon benn. parce que bu ci kenn ku nekk gisee sa bopp ci affaire bi bu doomu Sénégal bu nekk gisee bopp ne moom bokk na ci affaire bi affaire la comme football nu mu koy defee nga xam ne football bi du question politique du question classe sociale. ay doomu sénégalais ñoo daje ñoom ñëpp di ful ay bambara ay wolof ak ay séeréer rek ñëpp daje di liggéey ay amuñu xaalis ay doomu sénégalais la ñëpp daje fa di liggéey ku nekk gis ci sa bopp xoolal bii xale yi génne ci mbedd bi rek du woon ay politiciens rek du woon ay technocrate wala ay dëkk bi yëpp génne taalibe yaag saraxukat yaag ñiy football ak ñëpp jógee seen dëkk indi seen doom pour ñëw teeral sénégalais pour nag ñoom ñun li ñu war a def mooy ñu fexe ba cultiver li ñuy wax fierté bi. bu ñu demee ba xam ne am jaay fier na Sénégal bi gëm na boppam kontaan na gis na loo xam sedd na xolam mu nekk ambassadeur di koy wërale fépp Sénégal loolu bu ñu ko defee rek jàmm dana am ci dëkk bi du fóol rek secteur yu bëri mën nañu ko def. mais justement nga ne képp ku ne da ngaa mujjee doon sa ambassadeur bu réew ci moment yooyu noonu seulement loolu duñ koy faral di gis à temps normal ñenn ñi dañ koy fàtte ne foo nekk da ngaa war a teewal sa réew. waaw moo tax wax naa ko plusieurs fois. gis nga affaire bi bu indépendance jotee ak bu Sénégal gagné football rek nga gis drapeau yi ñu génne ak liage populaire bi demee noonu effectivement am na loo xam war nañ ko cultiver pour mun a yegg foofu def ko mu def loo xam lu naturel la. lan la ñu war a def man wax naa ñu bëri nañ jéem a def loo gars yi service militaire parce que ñun ay militaires ñun dañu formaté ba nga xam ne ñun dañoo gëm suñu réew jaral nañu ñu perte suñu bakkan ñu rey suñu bopp pour réew bi. ñun amuñ fenn dëkk bi lu muy tàng duñ daw ba génn Sénégal fii la ñuy nekk fii la ñuy dee foog naa fibre patriotique boobu la ñu war a cultiver encore wala ñu war nañoo ko renforcer parce que xale yi am nañ fibre patriotique bi mais dañ ko war a renforcer jàngal xale yi encadrer leen won leen teg leen ci yoon boo xam ne den gëm seen réew daneen liggéeyal seen réew daneen rey seen bopp ci seen réew mais loolu pour ñu def ko tam gouvernement bi la ak kilifa yi ñoom ay certaine responsabilité boo xam ci xale yi bëgg nañ def wante xamuñ nu ñuy defee xamuñ fu ñuy aw déclic boobu manqué moom la ñu war a cultiver ñu fexe ba woon xale ne ko dara jafewul tout est possible. mais est-ce que service militaire bi ngay wax noonu obligatoire dana yombati. obligatoire je sais pas. wala ñu xool nan lañ koy defee même bu nekkul obligatoire mënuñ ko defee neen parce que xam naa ne ci loi bi moom nee nañ service militaire bi obligatoire xam nga ñun tam suñu texte yu bëri. texte français yi la dañu ko copier rek ñu bëri xamuñ ne c'est obligatoire mais boo xoolee loi bi c'est obligatoire mais même buñ ko deful obligatoire parce que amuñ xaalis pour def ko wala mënuñ ko def wala contexte bi ne s'y prête pas garaawul mais mun nañ def loo gars yi au moins benn service civique national ñu aw fa. mais pourquoi pas ñu dugal ko ci école yi def ko matière.
mais mën nañ ko def sax si école bi comme ni ma doon wax sama benn xaritam même bu fekkee defuñu ko def service civique national mën nañ ko def avec les mouvements à fouloir les pionniers def l'essentiel nañ jël xale yi boole leen encadrer leen solo leen même tenue ñu xam ne ñoom si li lañ bokk ñu encadrer leen wan leen yoon bi ñu def rek c'est tout même école yi wax nga dëgg école yi pourquoi duñu ko def service militaire waxuma jël service mais un module militaire la ñuy def école yi un module boo xam si seen njàng si seen njàng muy grandes écoles yi muy école normale yi muy école primaire un petit module boo xam ne day bokk si seen formation seen agenda nga xam ne xale bi balaa muy am parchemin balaa muy am diplôme am di génn université wala di nekk ambassadeur wala di nekk préfet ëllëg dafa war a am module boobu da ko war a passer par force le module de citoyenneté et de civisme man maa ngi doon proposé naa fi plusieurs fois bon peut-être que dégguñ ko wala peut-être benn ba deen fa yegg si ne woon naa mais Diamniadio am nañ terrain yu bëri Diamniadio yaatu na est-ce que mënuñu fa woon tabax benn centre bu ñuy wax centre de renforcement du civisme et de la citoyenneté renforcement waxuma formation parce que xam naa ne ñun ñëpp la fibre patriotique am nañ ko keroog gis nañ ko ci foule bi yow accompagner li mais nag renforcer tout parce que lépp encadrement la yóbbu leen renforcer leen civisme jàng leen wala lu ñu war def gars yi orienté leen parce que xale yi bëgg nañ def dañoo réer dañoo xamul fan la ñuy aw rek mais ñun mag yi bu ñu leen wan ne fu ñu war aw te ñu ànd seeg discipline ak jom ak liggéey ak courage foog naa dañ ko mën a réussir. service civique national looloo ko taxoon jóg lu tax liggéeyam yaatu gu tax wàllu civisme dugg ci biir nit ñi ci gone yeeg ci mag ñi lan moo manqué. service civique national bi ñu koy door a sanc foog naa 1998 la woon xam nga foog naa benn général boobu colonel la woon Alioune Samba moo ko jiite woon mu woon primature boobu tax ñu ko logé woon à la primature directement. amoon na ay moyens tous les ministères du Sénégal foog naa ñoom ñëpp dañ bokkoon ci conseil de surveillance bi nga xam ne ministère bu soxla ouvrier bu soxla nit bu qualifié et cetera ci service civique national ngay commandé gars yi jox leen nit yi boobu temps service civique dafa amoon ay moyens yu bëri lañ ko joxoon muy liggéey am ay direction yu mag dépendre loon ci benn ministère wante ñuy dem ba ci kanam ñu commencé loger service civique national bi dans un ministère mooy ministère de la jeunesse. waxuma ne bon na waxuma ne baaxul waxuma ko mais fa la moyens yi commencé di wàññeeku ba fi ñu nekk nii le service civique a des difficultés même pour fonctionner très correctement parce que bu njëkk ay 800 personnes lañ doon recruter ay 800 presque 1000 mais léegi ay 100 la ñuy am ba mu fa nekk ay 100 parce que moyens yi moo doyul et puis joxutuñ ko cër ak gëdd bi ñu ko joxoon moo tax fi mu nekk war nañ xoolaat repositionnement service civique national fa lañ ko mën a repositionner ndax mu jëlaat kattanam mën a liggéeyal askan bi mën a liggéeyal xale yi. kooku moom vraiment c'est important. Plus clairement service civique national ça n'existe que de nom. bon ça existe mu ngi fonctionner mais daal melul ni mu meloon bu njëkk daal moo gënoon fuuf amoon na xaalis daal wax amoon na ay moyens amoon na ay direction yu mag am ay kilifa yu bëri di fay liggéey mais léegi man ba ma fay jóge man li fa nekk si nit bëritul ay pratiquement ay militaires rek dafa nekkoon quelques militaires amatul ay civils ay experts yu fa doon liggéey ak yenn mooy amul ay moyens véhicules bëritul amul lu meloon fi mu nekk ni jafe na lool pour ñu mën a rayonner dans tout le Sénégal parce que le service civique national warul nekk Dakar gi rek dafa war a dans toutes les régions dans tous les départements dañu war a am ay fonctionnaires di leen di former di leen di topp c'est vrai que ba léegi man ba ma fay jógee suñu volonté dañ leen di former yóbbu leen ci préfecture yaag yi mais bëriwuñ ay ñaar lañ ay ñett loolu moom taxul ñuy wax volontaire dafa war a nekk ay un corps bien constitué am ay nit yu doy ñu mettre à la disposition des gouverneurs à la disposition des collectivités gars yi mën a liggéeyal askan bi loolu laa gis man ci volontaire mais li ma gis léegi fi mu nekk nii moom doy su ma xam foog naa war nañ xoolaat daal service civique national bu baax. wàllu civisme la ñu war a xool ci réew mi jàngale nañ ko ci école yi bu école amee Sénégal ak léegi ba léegi gone yaa ngi koy jàng école primaire mais taxawaay ak melokaanu nit ñeeg seen i jëf ci dëkk bi ci mbedd meeg ci biir kër yeeg doy na waar de. am nañu ko jàppee yare di ko am nañu ko jàppee ñàkk xam lu tax rek mu demee nii. moom la lay wax fi mu nekk nii. dañu war a xoolaat affaire yi cultiver waat le civisme la fierté au niveau des gens parce que nit yi fi nekk nii gëmatuñu lu leer laa lay wax fi mu nekk nii mun na am ak football bi dana régler ay quelques problèmes pendant une certaine période mais dafa am benn crise de confiance dëkk bi ak une crise des valeurs gars yi léegi faaleetuñ kilifa faaleetuñ loi faaleetuñ lépp lu bëri ku nekk da ngay def lu neex parce que ku nekk gisoo sa bopp ci affaire bi. bu fekkee nag ku nekk gis nga sa bopp ci liggéey bi gis nga sa bopp ci dëkk bi gis nga gouvernement bi yaa ngi faj say soxla yaa ngi régler ses problèmes ñu former la ngay jàng am fay liggéeyee bu ñu ko defoon nga kontaan fier foo taxaw naan Sénégal suma dëkk dana baax mais xoolal li xew léegi xale yu bëri nañu dugg ay gaal naan ay Barça xam nga ñëpp ngi dem ay Amérique ñëpp ngi mais bu ñëpp demee bu ñëpp génnee bàyyi fi dëkk bi kan mooy defar dëkk bi man maa ngi xool ne ay étrangers ngi ñëw ay italiens ngi ñëw ay anglais ngi ñëw ay chinois ñëpp ngi daw di ñëw parce que Sénégal yàlla mel nañu fi mu nekk ni alhamdulilahi rabbil alamin ay ressources yoo xam musuñ ko am wala boog musuñ ko gis
ressources yoo xam ñëpp soxla nañu ci àddina bi au lieu ñun suñu doom yi toog fi ñu former leen bu baax a baax ñu jàpp ci affaire bi mais buñ continuer di dem parce que gëmuñ affaire bi wala gisuñu fii seen bopp di ko ni dem mais jàmbur yaa ñëw di ñëw kon kañ la ñuy indépendant kañ la ñuy am suñu souveraineté kañ la ñuy développé parce que kenn du développé dëkk bi kenn du ñu ko développé ku dul suñu bopp ku nekk mën nga ñëw nax ak ñun wax ak ñun mais ñu naan ree xaxataay mais kenn du ñu développé suñu dëkk. waaye xëy na civisme tamit li ko gën a renforcer mooy bu poos yi feesee wala bokkul ak dara. mais du question poos yi fees du question gëm li ngay def gëm sa bopp gëm li ngay def. ndax da ngaa tudd gone yi jël gaal ak yooyu loolu ak sa ngéem rek moo leen ko yóbbee dara matul ci kër yi moo tax. mais boo xoolee xale yi jël gaal yi jël ay 3 millions 2 millions 5 millions wala 500 000 fay ko pour dugg ci gaal yi dem bu ñu demee foofu di liggéey ñu ci bëri lan lañ fay am nekk ci bar yaag nekk ci restaurant yaag di góorgóor de am na ñu ci liggéey am na ñu ci defoon mais dama ne fi mu nekk nii Sénégal am na loo xam jarul ñuy dem di uuti nañ toog fii liggéey liñ am te ñu mën koo jàppalante suñu biir ñun ak kilifa yi ñun ak suñu papa yi ñun ñëpp nañ jàppale il faut que pour dirigeants yi dem vers les populations dem seeti askan bi. dirigeants yooyu bu demee ba ndaw ñi mel ni ñu mel est-ce que du ñoom ñoo nekkatul ay royukaay teg ci aussi crise de confiance bi nga xamante ne moo ne diggante gi. parce que tam di ngay wax d'accord naa si parce que bu fekkee ne kilifa yi ñi nekk kilifa tey dañu ñëw tey ñu voté leen tey nommé leen élire leen tey musuñ leen xam ci dëkk bi musuñ leen gis ci dëkk bi ñu nommé leen tey ñu commencé am ay oto am ay xaalis fii seen doom yi voyagé ñu def mais loolu tam day tax nit yi tam naan mais qu'est-ce qui se passe nañ def ni ñoom affaire bi du affaire de jël sol sa poste affaire bi da nga war a jël servir population loolu mooy un gouvernant nit boo xam da ngay gouverner yaay jiite dëkk yi da nga war a ñëw jiite gars yi woon leen li nga leen mën a jiitee ak ni nga leen mën a dimbalee ak fan nga leen mën a yóbbu pour ñu faj seen soxla. melokaanu politiciens yi du yombal liggéeyu samp civisme ci réew mi. mun na ko yombal mais ni mel ni de il faut ñu xoolaat suñu bopp moom bu baax parce que lu leer laa lay wax ministère yaag député yaag gars yu bëri bi ñu élire tey. boo toogee 2 mois boo leen gisee doo leen xamee te boo leen bëggee wax sax boo leen bëggee jublu sax di wax ak ñoom sax doo leen jot parce que ils sont trop occupés. alors que ñoom booy politique di yee fitna doo wax jàmm ci boor bépp nag ñi ne ci nguur gi ñi ne ci opposition bi loolu laa ni du yombalal nit ñi yëf yi loolu kay du kilifa buy oo seytaane bu dul sàmm jàmm kooku moom du kilifa kooku moo war fi taxaw kooku dafa war a abale place bi ut fi teg fi jàmm lañ soxla nit di waxal nit yi jàmm di leen di sol xel di leen di jàngal di leen di won yoon bi di leen teg si nekk seen volontaire di leen di servir loolu mooy yëfi kilifa mais bu fekkee kilifa day ñëw talul kenn ku dul boppam boo waxee amul sa jot wala ñu toog gis ko muy amay oto doom yi di noos ak waa këram yi di defaru loolu dëgg war nañ ko xoolaat parce que alal bi ñun ñëpp a ko bokk il faut ñëpp xam ne si lañ bokk ñun ñëpp il faut ñu jàppalante bu ñu jàppalante comme ni benn président da nga wax rek bu amee ay pauvres à côté de toi si sa wet ay pauvres ñoo xam dañoo xiif dañoo sonn dañoo feebar amuñ dara yow doo am jàmm parce que dañ la ñaan si wala ñu sàcc sa wala ñu agressé la wala ñu gaañ la kon nag ñun suñu jàmm mooy ñu juboo àndoon ba mënkaloo jàppalante liggéeyal dëkk bi liggéeyal suñu bopp d'abord. mais au-delà de richesse boobu sax est-ce que ñoom ci seen wàllu bopp sax jox nañ fula institution yi ci wàllu boppam ndax civisme ba loolu itam ci la. ñooñu ñaan kilifa yi ak ñi voilà les responsables. moo tax ma doon wax ne bi ma nekkee service civique national dam prôné woon naa ko te maa ngi ciy wax ak sama ay xaritan yi itam nee naa centre bu mu ne centre de renforcement du civisme et de la citoyenneté bu ñu ko defoon du doon ay volontaires bu ñu ko defoon même kilifa yi ñi jàng école comme ni ma la wax ñi nekk école di jàng war a nekk ëllëg kilifa yi dañ fa yor aw ñu def leen formation civique et citoyenne bu ñu leen formé dëgg dafa leen formation civique et citoyenne wan leen luy àddina jàngal leen luy rigueur jàngal leen luy discipline foog naa bu ñu génnee ëllëg dana tànn lool lu fi nekk il faut ñu def ko dans beaucoup de pays dëkk yu bëri seen diplomates yi seen ambassadeurs yi seen fonctionnaires yi dañuy def un petit module militaire du fii rek man waxtaan ak ay ambassadeurs yu bëri chinois yaag ay malaisiens yaag ñoom ñoo si leen formation diplomate seen formation de carrière dañuy def benn module militaire un petit module du 2 semaines 3 semaines baax na mais il faut ñu former leen. man gis naa ay kilifa fii ba nekk fii commandant de zone pour affaires yi même indépendance des défis les protocoles ak fu ñu war a fu ñu warul aw ak li ñu war a def ñu bëri xamuñ ko te pourtant da nga leen di briefer boo bëgg a dee mais xamuñ ko lu tax duñ def benn protocole di former suñu kilifa yi bala ñu dem si yenn cérémonie wala bala ñu dem si yenn daje yi. xool nooy doxee nooy maajee nooy taxawee. ak nooy waxee. am na solo journaliste itam soxla nañ loolu. jiite woon nga DIRPA. defaloon naa ko journaliste yóbbu naa leen Kaolack. ma ngoog nga màgg leen seen yaram yëpp di métti. mais journaliste yi ci seen wàllu civisme tamit ak bëgg réew mi ak fonk réew mi. bu ñu xoolee li xew Casamance soldat soos nga xam ni dañ leen a teg loxo MFDC teg leen loxo am ay images yoo xam ni dañ ko siiwal ñu wane militaire ci anam woo xam ni rafetul loola itam média yi lan mooy seen responsabilité ci yu ni mel bu amee.
bon seen responsabilité média yi li ma leen ñaan rek toujours mooy ñuy jëkkonte ak di wax ak DIRPA tuuti pour am la version officielle am loo xam ne du gaañ suñu soldats yi du gaañ suñu moral du sape moral dëkk bi du gaañ suñ nitu der yi parce que fi mu nekk nii nañu wax ne dëgg la défense nationale ñëpp ci bokk du militaire rek bu ngeen ko bëggee bàyyi militaire rek dañuy réer ñëpp ci bokk yow ci nga bokk man ci la bokk sama yaay ñëpp fi nekk nii ci dëkk bi dañ bokk ci défense nationale kon il faut ñëpp liggéey ko kon léegi bu ñu amee loo xam tolof boo xam mun na gaañ mun na ñaawal mun na yàq moral foog naa ñëpp war nañ ci liggéey moom ko bu fekkee ay sénégalais ñu fekkee nous sommes des patriotes war nañ ci liggéey ba gérer ko nu mu gënee gis naa ay dëkk yu mel ne ay France ay États-Unis amee image yoo xam ñoom ni ñu ko wane mukk du dañ bañ a informer leen mais nañ waxtaan DIRPA ñu waxtaan xool nu ñu koy defee ak nu ñu koy traité rek ñun waa DIRPA yi duñ leen fenn moom DIRPA dañ leen jox information c'est que peut-être duñ leen jox dans le show rapidement ni ngeen ko bëggee mais bu ngeen waxtaan ak ñoom. bu gënee gaaw tamit du yàq dara. waaw weddi wuñ ko moo tax bu ngeen waxtaanee ak ñoom da ngeen am information bi ngeen soxla nànk-nànk et puis au fur et à mesure on développe mais yéen da ngeen war a jàppale DIRPA tam war lañ nekk fii rek affaire bi génne nga def ko ay scoop di joxe di loolu tam di indi ay jaxasoo ay réeroo ay tiitaange ci dëkk bi jaru ko lii am na ba tere kenn mënu ko tere bu fekkee jàpp nañ leen bu fekkee ay prisonniers ñu ngi prisonniers mais man dama ne tant que def déclaration officielle DIRPA ne ñoom jàpp nañ leen et cetera nañ def nànk sàmm seen bakkan xam ne ñuy négocier ni politiciens yi régler problème bi ak ñoom moo gën ñuy tàngal daal. léegi dañuy jeexalee ak cokkaas du ngeen def yéen waa kër ga seen kër ginnaaw defetu su xam war dina ci maire bi nangu ngeen ko nu ngeen ko jàngatee. ñun nangu nañ ko sant nañ yàlla parce que su xam honneur yi am déjà nekk la première dame maire de Dakar loolu rek ndam la. Soxam du politicien bu nekkoon politicien la comme ni gars yi am ay base politique di politique suba ngoon ñu wax mais Soxam technocrate la Soxam professeur la day jàngale Soxam li si kontaan ñun mooy def na mandam ba jeexal intérimaire ak mandam bu jeexal te amul benn tolof si affaire bi te Soxam campagne bi ñëpp gis nañ ko wax na wax bu rafet wax na waxi jàmm xale nit bu éduqué la nit bu yaru la te foog naa ñëpp respecté nañ ko def na campagne bi ba jeex kenn attaqué ko pour te dire que nit yi respecté nañ ko léegi nag jël nañ ko wala jëluñ ko wala perte na wala pertul ndam bi am moom mu ngi fi kenn mënu ko dindi Soxam moom elle est dans les annales de la République. jërëjëf colonel Antoine Wardini ancien directeur DIRPA ancien commandant zone militaire numéro 1 bu Ndakaaru ancien directeur service civique national jërëjëf Georges ñu ziar sunu mbokku TFM yi soxna naata ak ñi mu àndal ñu yendoo ak jàmm. Merci beaucoup Babacar Fall, Georges Déthié Diop et toute l'équipe de RFM Matin di leen souhaiter une très belle journée léegi ñu dellu si waat ci ñaareelu pàcc Info Matin ñu dooree ko xibaar yi ak Ibou Diouf léegi. Ibou xibaar yi dañ koy dooree ak conseil des ministres bi naram tey. waaw soxna naata muy xew-xew boo xamante ne bëri na doomu Sénégal ñoo xamante ne ñu ngi koy xaarandi tey. dooroon nañ ko def fan yee ñu génn nag waaye jombul li nga xamante ne rek moo aju ci ndamu gaynde yi moo tax ñu dàqandiko ñu njort ne rek ci conseil des ministres boobu dinañ waxtaane lépp lu aju ci ndamu gaynde yooyu ak Coupe d'Afrique bi dalal bi ak itam ndampaay wala sax neexal bi nga xamante ne réewu Sénégal yëkkati na ko jébbal ko gaynde yooyu ci loolu nag li ci gën a fës tamit ñu ci xaarandi rek tabbu gouvernement bu yees rawatina premier ministre boo xamante ne mooy jiite li ni mel ci fàttali rek boobaak léegi askan wi moom rawatina ñi yëngu ci langue politique bi ñu ngi xaarandi li ni mel soxna naata ñu wax ci leneen rawatina ci dundin bu seer bi kuréel bi di duppe seen bopp mouvement de la demande sociale nag ñoom dañu gis ne rek faw ñu am ñu leen teewal foofee ca assemblée nationale bu ñu bëggee rek taxawu askan bi bu baax a baax faw ñu am ay député ba tax na rek nee nañ fas nañu yéene dugal seen loxo ci langue politique bi jongante ngir mën a matal li ñu mel dañuy teewlu ci seen coordonnateur adjoint muy wuyoo ci turu Alassane Sène ci micro Habib Faye. koo xam produit alimentaire bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo mais suukar si compagnie sucrière ngi fi tey dañu am na fi moment boo xam ne dañu am stock ni lu tax ñuy importer suukar si ba wane seen ay magasin ñu fees ba mu fees dell mais koo xam ne yow am nga ba mënula satisfaire la population mais nga jékki-jékki yow suukar soosu nga xam ni dafa nekkoon ay stock ay tonni mënuloo ko woon jaay nit ñi xeex ba nga xam ni nen arrêté noonu importation bi ak exportation bi pour nga mën a jaay sa suukar nga jaay ba pare mais compagnie sucrière deful dara ministre bi ko signé kooku la ñuy wax
compagnie sucrière mënul tëb rek yokk wala wàññi mënu ko kon donc il y a l'aval du gouvernement. On va se battre nee naa la raison de la création du mouvement de la demande sociale loolu la léegi nag dañuy bañ ba tëddi suuf dootuñu ku ñu àndal xëy na ku àndul ak ñun it ñun xam nañ li ñuy défendre c'est une cause noble alors si la ñuy nekk ba yàlla du moom. waaw soxna Naata ñu del si rek wax ci ndaje bi nga xamante ne amoon na démb foofee ca palais de la république njiitu réew mi Macky Sall doon dalal gaynde yi ngir jébal leen li nga xamante ne rek mooy ndampaay leen Sénégal baaxe woon gannaaw ndam bi mu jëlee foofu ca Cameroun ñoom nag ñu ci bëri ci ñoom jox nañ leen ku ci nekk juróom fukki million ci suñu xaalis benn terrain boo xamante ne 200 mètres carrés la fii ci Ndakaaru beneen bu 500 mètres carrés ca diwaan